waaw alhamdulilah Babacar Top la. Babacar bi nga yëgee nouvelle bi lan la def ci yow. waaw am nañ ci métti lool am nañ lu ñu naqari lool waaye yëpp di wax rek di ko delloo ci loxol yàlla di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax yàlla moo ne kullu nafsin saa'iqatul mawti bakkan mu mas dund rek ala kulli haal dina génn àdduna mel ni loolu moo daal suñu kaw tey métti na lool tax mu métti ñi nag mooy Sidy Lamine dafa nekk nit koo xam ne aw patriote parce que dafa nekk nit koo xam ne taxawaayam ci réew mi taxawaayam ci démocratie bi kenn du ko natable doomu sëriñ la tamit teg ci su ko neexoon rek mën a tëdd fi mu tëdd di dundee addiyee ji yëpp kon da koy am ba doyal waaye deful loolu yëpp dafa summi mbuum sëriñ mu teg fële ne man damay dundee sama njaq loolu tax tey mu taxawal kër gi di Walfadjri mu nekk école boo xam ne c'est un exemple la journaliste yi mën a wax ci Sénégal journaliste yi yëpp bu jaarul Walfadjri amul mu nekk nit koo xam ne lu dëgg-dëgg lu mu wéet ci dëgg-dëgg kenn mënu koy jëlee ci position am ala kulli haal la mu waxoon dinañ ko gis mel ni li ñuy métti rek mooy réew mi dañu nekk ci réew moo xam ne duñ seedal nit mbaax tant que génnul àdduna loolu rek lañ ciy jooy te ñun bu ñu sañoon yàlla xam na ne Sidy Lamine danañ fi nekk ba am 100 ans waaye nag kon li ma la ko waxee rek yàlla moom nit su ko jëlee rek dañuy nangu dogal ba mu ñun dañuy doon liggéey sax waaye dañuy bàyyi suñu liggéey bi taxaw ñëw fii di déglu information ba xam fan lañ koy yóbbu moo soit ñu yóbbu Kaolack wala fu ñu ko mënta yóbbu rek préparé nañ ñu ànd ak moom ndax Sidy Lamine tey réew mi yëpp war nañu génn defal ko deuil national parce que dafa amee réew mi njukkal démocratie bi nga gis daf ciy xeex loo xam ne képp koo xam ne gisoo ko rek déggoo ko teg nga ci sa bët muy Sidy Lamine Niass mooy nit koo xam ne dama la ko waxee rek patriote boo xam ne ñëpp a ko nangul te rajo yi Sénégal dégloo benn rajo te nekkuñ ci moom di def ak débat ak moom jël journaliste yi taxul mu toog gërëm chaque jour Sidy day xëy day gont comme ñi ni liggéeyee parce que bu ko neexoon mu def entreprise sam rek dem doxi soxlaam mais déedéet Sidy Lamine mën nañu wax ne dafa nekk ci waaru lislaam ba xëy daanu ku ñaan rek yàlla na ko yàlla jéggal yàlla xare ko àjjana kër gi mu fi bàyyi yàlla na ko yàlla defal teg loxoom mu continuer yàlla nañu yàlla indil ñu mel ni Sidy Lamine ay kéemam ndax soxla nañ ko ci réew mi mel ni wax dëgg yàlla tey réew mi am na naqar maanaam loo xam ne dafa métti suñu xel waaye nag comme ni ma la ko waxee dañuy nangoon ndogal yàlla parce que bu waxee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun la ñuy wax jërë ngeen jëf. fajar gu nekk dama ko daan déglu wax dëgg yàlla dama ko daan déglu muy teg nit ci yoon ba pare modeste Sidy mënoon na ne man damay toog nu ma fay fekk si di ma jox addiya parce que mérité na ko mais dafa jël alalam tasaare ko fii école la journaliste bu fi bàkku tey la plupart du temps ñi fu bàkku tey rek fëgg sa dënn na journaliste la grâce à Sidy Lamine Niass baax ku fi ubbi presse dem na ci yow visiter ba léegi ñu ngi koy wane 2STV ku fi nekk bu laa nga daan simla ak saala yóbbu na la wan la Rasulullah muy Kouthia muy Bécaye Mbaye et tant d'autres nit ku baax nit ku modeste man je ne l'ai jamais vu chauffeur di ko conduiral il était modeste jullit axan ni nga koy ñaanal yàlla daal yàlla na xippee aljanna firdaws ni mu yaatale woon ci àddina yàlla na ko yàlla yaatalal noonu bàmmeelam yàlla na ko àllaaxiram gënal àddina metti na nag ndax kulli nafsi saa'ikatul mawti mais dafa am nit ñoo xam ne ñii du ñu am valeur homme de valeur la woon moo tax mu metti ñëpp waaye nag bu jaam soxlaa yàlla soxla du ñuy delloo suñu bopp ci yàlla mais Sidy Lamine metti na ñëpp ku wax ak ku waxul ni nga koy ñaanal yàlla fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge waaw te li mu fi bàyyi nag yàlla na si yàlla teg ndey jooram wasalaam. mujj wàcc oto bi jëlaat beneen oto ñëw fii si Walfadjri pour mën a xam ne du ko naqarlu bu baax daal parce que xam na tamit lu am rek ndigal suñu borom la parce que Sidy umma islamique bépp ñoo koy ñàkk waaw surtout presse bi ñëpp daal loolu daal mooy tax mooy dëgg samay tànk ba Walfadjri fii daal ñëw fii réglé yëpp di koy jaale ñoom Salma ak ñoom Ahmed Khalifa Niass ak umma islamique bépp daal loolu daal sama xol a tooy ba mënuma wax daal. te si moom parce que day doomi soxna waaw lalul der toog fa ubbi presse embauché ay personnes ay sénégalais di leen fay di ñuy liggéey si moom waaw parce que tamit loolu bokk na si li ma gën a marqué daal nga xam ne kii daal wax dëgg yàlla Sénégal rek moo ko tax a jóg te lu taxaw réew mi si anam bu ne waaw nangul dara loo xam ne dinañ ko def loo xam ne lu baaxul si réew mi te du ko wax waaw dëgg waaw média yi fi meññ yëpp muy Walfadjri muy RTV yu si bëri ay journalistes am ñoo fa ne waaw wax dëgg yàlla moom daal formateur mu doon formé waat daal wax dëgg yàlla waaw wax dëgg yàlla ñu koy jaal Sénégalais yëpp daal waaw incha allah. muy kenn ci ñun di papa ci ñun ginnaaw bi ñu sante yàlla sax julli ci yonent bi ndax loolu la ñu jàngal sallallahu alayhi wa sallam am njàqare am tiit
tiis dal ci suñu kaw ñu tiit jaaxle ndax suñu wéeruwaay moo ko nekkoon. bëri na ci fans club bi ñun jigéen ñi mën naa ñun ñëpp papa lañ koy woowee parce que cofeel bu ñu am ci moom mu nekk nit ku ñu bëgg nekk ku ñu yërëm nekk ku ñu yiir tamit mënuma wax ci moom sama xolo fees alhamdulilah jërëjëf yal na ko yàlla jéggal yërëm. waaw sant yàlla xam ne dee la njëkk a sàkk dund ñaanal ko yàlla xare ko àjjanay firdaws loolu laa njëkk a xalaat. waaw man benn jour dama dugg ci benn émission rap ma dégg ñu naan tirailleur mooy tir ailleurs su ma juumul daal benn groupe rap su dul BMG yëpp mu nekk beneen ma def émission ma dugg fekk bu ma duggee ba pare rek may génn pare dugg ni leen ni tirailleur ça ne vient pas de tir ailleurs ça vient de tiraille tiraille mooy ci arme bi dafa am partie bu ñu wooye tirailleur bu ñu leen di jàpp mooy ñi nekk ci kanam ñoom ñooy ceeraa kano yi ma pare dem sama yoon. ndek après ñu woo ma téléphone ñu ne ma bul coupé mais ñoom seen bopp ñoo coupé man ma dem le lendemain benn fan lundi bi ma egg école rek surveillant bi woo ma mu ne ma am na ku la soxla téléphone maa ngi nekk en plein cours au CM Fadilou Diop ma tiit ma ne suñu kër xanaa kenn dafa gaañu ma fàttanikul naa ne am naa téléphone ma ne non ma ñëw muy Assane Diouf mun ma dañ la bëgg invité émission benn émission seen rajo fi ñu ko doon defee mais si biir émission bi dafa amoon sama benn ancien professeur muy recteur Thioub ma ne man du ma dem parce que kii moo ma jàngal sama gars yi ni ma dema rek du wàññi dara ñu def bi ma ñëwee accueil bi ma accueillir ñëpp ngi toog mi dafa jublu directement ci man ça m'a fait baume au cœur parce que je tremblais bëgguma woon bokk si ñii parce que ñii pour man ce sont des experts noonu laa ko xamee ma def émission bi ça a bien passé ñu may woo chaque fois may daw nag parce que bëgguma woon lii répété wu ba finalement noonu laa nekkee ak ñoom ba def ak ñoom ay émission rajo yu bëri ak émission télé bi ñu mujj def c'était sur le 11 septembre man noonu laa ko xamee mais témoignage ma bëggoon def ci moom parce que man dama ko doon xool de loin maa ngi fàttaliku am na émission bu ñu mujj def dafa ne boo bëggee nga ñëw ñu travailler sur le journal panafricain mais man comme boobu inspecteur laa bëgguma woon quoi parce que du ma am jotam mais li may remarqué man su may def constat pour cet homme là bi ma ko gisee ba léegi mooy damay jàpp jàngalekat bi àllu Kédougou ba la nekkoon di sonn fa di liggéey le peu bi mu am si la investir def entreprise parce que lii entreprise la damay jàpp ni fii université la recteur la moom en même temps donc beneen qualité ñetteel bi qualité mooy agitateur xam nga dëkk day bloqué politiciens yi sont super intelligents dafa jekk ba si yàgg rek génne wax sa xalaat direct amoon na wax sa xalaat mais dañ ko daan différer direct mu nekk coow bu bëri mais léegi moo jur wax sa xalaat bi da ngay wax sa xalaat directement dernier bi li may jàpp mooy boo xoolee ni kii intellectuel la agitateur la écrivain la nga ne kii ban compromission la def nga ne gisuma ko parce que li ñuy wax yëpp mooy mënoo wax ni lii la def lu yàq amul parfois day boole homme politique yi man dama jàpp ni moom c'est un résistant le mot n'est pas fort moi je parle damay wax ndax historien la qualité yi moom qualité résistant la dafa bañ ba dem Bécaye Mbaye mos na nekk li anecdote bu ndaw bu ma neex aussi si mbir yi mooy bi ñu demee Màkka ñu dem ñu am benn problème bu ndaw yàlla daf ñu fa waroon jël sax benn yoon xam nga loolu lan lay wane mooy nit ki àddina neexu ko woon xam nga di nga nekk si biir di solu du kii mais sa lépp dem na bu yàgg man résistant laa ko jàppee pour man Sidi Lamine c'est un résistant voilà loolu rek laa jàppoon voilà merci. waaw muy réaction bu métti rek réaction bu métti loo xamante ni dafa difficile ci ñun pour ñu digérer ko mooy que ni que gëm nañ ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñëpp ci yàlla lañ jóge te ci yàlla la ñuy dellu mais Sidi Lamine Niass dafa nekkoon ci ñun place su papa nekkoon ci ñun place su bu amoon ci ñun pàcc bu rëy defar ñu. parce que ñun ay xëy na lu bëree ngi yàqu ci Sénégal tey ñun yàlla musal nañ ci ñun fan sa club Walfadjri ñi nga xam ne ñoo ko xamoon wéeru ci moom doyloo ko chaque fois daf ñu doon wax bu leen dugg ci loo xamante ni bi ëllëg dañ leen ciy jël ngeen topp politiciens yi ëllëg ñu leen di jàpp ngeen teg seen waajur ay jafe-jafe loolu moo nekkoon ay kàddoom à chaque fois dañu wax Sénégal mën nga xeexal sa réew te doo saaga doo fen doo sàcc doo jël alalu jàmbur te à chaque fois ci loolu ñun tamit lañ doon nekk mu doon koo xamante ne bi du jël benn décision te tàgguwuñu ñun waa fan sa club bi musul jël décision te tàgguwuñu saa yi def dara daf ñuy woo suñu président Alaaji Cheikh Ndaw ne ko dama soxla woon njaboot gi pour ñu daje te bureau lañ doon recevoir ñu dem toog
mu wax ñu ne ñu lii laay def wala Macky Sall daf ma bëgg a recevoir lan moo ci seen xalaat pour en cas bu ngeen déggee ci presse bi ñuy wax lii pour lépp rek pour waajal ñu ndax xam nañ jàpp nañ ci njabootam lañ bokk kon mun naa xam ne Sénégal a ñàkk mais ñun ñi ko xam ñun ñoo ñàkk parce que dañoo ñàkk lu rëy ñàkk nañ suñu papa ñàkk nañ suñu wéyjur ñàkk nañ suñu lépp daal franchement parler waaw ñàkk nañ suñu lépp di ko jaalee Sénégal yëpp nag di wax yàlla na yàlla xare ko aljana te weefal suuf si kawam waaw jërëjëf. gannaaw bi ñu jógee fi nga xamante ni moo di Walfadjri ñoo ngi fii Sacré Cœur fi nga xamante ni Sidi Lamine Niass fi la dëkk ñu fekk si fi ay kilifa fas yéene waxtaan ak ñoom gannaaw bi tiis bi wàccee fii ci Sénégal. Ousmane gannaaw bi tiis bi wàccee mën nga ñu wax yan réaction nga ci am ak lan moo nekkoon seen relation ak Sidi Lamine Niass. relation bi rek mooy liñ ciy wax rek d'abord mooy delloo lépp ci yàlla. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yàlla moo ñu fi indi yàlla moo ko jël. donc ñu bàyyi lépp ci yàlla comme moom ni mu ko gëmee woon ni mu xamee woon ne moom yàlla lay liggéeyal Sidi sama goro la man maa ko may soxna depuis démb bi mu amee malaise ñu ngi koy suivre à l'hôpital principal bi ñu ko jëlee ci kër gi ba yóbbu ko foofu jusqu'à 2 heures du matin ñu ngi am di nemmeeku di ko xool fan la toll ak médecin yi yàlla def na ba 2 heures 5 heures du matin ñu woote waat ñu ne médecin yi ñu ngi koy xool ci fajar gi teel lañ ñu communiqué à travers un médecin ñu sëñ bi yàlla jël na bakkanam yàlla xaare àjjana fi mu ñu féete woon ñu ngi ñaan suñu borom yàlla na ko fi yàlla féete yàlla ñun fi ñu ko féete woon te mënuñu dara yàlla rek moo man yàlla na ko fa yàlla féete Sidi ku ñu waxee bu ñu yeboo ne Sidi ku yàlla mayoon la ci bëgg askanam bëgg Sénégal bëgg diine bëgg njabootam liggéey suba ba ngoon rek la xam Sidi il était un peu souffrant mais xam sax ne feebaroon na malgré cela mu ngi xëy di wàcc di dem di ñëw di liggéey ay biroom di ñëw donc loolu yëpp mu ngi ko doon def pour askanu Sénégal. muy mbir moo xam ne damm la bu rëy ci Sénégal damm la bu rëy ci Sénégal yëpp damm la bu ci diine ji damm la pour askan wi yëpp parce que Sidi était une référence donc ñu ngi ñaan yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xare àjjana li mu def ci àddina ci lu baax yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko gën ji mindeef teeru ci aljanaam bi donc ci loolu la ñuy wax rek gàttal di ko ñaanal yàlla yi daal na yàlla teg loxoom ci njabootam fi mu ñu féete woon yàlla nañu fi yàlla féete ci barke alxuraan barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf.